Asalaamaaleykum chers internautes de Sunu TV 221 c'est toujours un plaisir de vous retrouver dañuy am toujours mbégte jano ak yéen di leen présenter seen émission bi di suñu gan nag li ko tax a jóg moom mooy dugg ci biir dëkk bi génnee fi ñi nga xam ni macha allah am nañu njëriñ ci réew mi seq ak ñoom waxtaan tey nag ki ñu fi dalal moom mooy Babacar Ngom nag di maître tailleur. bokk tamit ci ñi nga xam ne moom la ñu mandaté ñu nekk fële ci chambre de métier ci élection yi nga xam ne moom dëgmal dekk ci coalition soppi chambre de métier dinañ ci seq moom ay laaj ak ay tontu nekk na tamit le président du CAP nag soo ko déggee mooy le cercle des artisans professionnels de Guédiawaye yëpp di yëngut ci mbiru artisanat waaw bala ñuy def dara rek dañ koy bàyyi mu nuyoog sunu internautes yi nuyoog mbokku artisan bi nuyoog waa Sénégal ñu soog a dugg moom ci waxtaan bi sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw ginnaaw ba ñu la dalalee rek ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk internet yi ñu soog a duggante ci waxtaan bi. merci jërëjëf maa ngi nuyu waa sunu TV 221 maa ngi nuyu waa Guédiawaye maa ngi nuyu monde entier di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan ci àdduna bi yëpp di la nuyu yow tamit bu baax di rafetlu invitation bi. waaw ñu duggante ci waxtaan bi rek yaakaar naa actualité bi moom mooy. élection chambre de métier yi ñu dëgmal mu am coow lu bari ci mbir moomu yow nag nga nekk candidat boo xam ne yaa ngi jéem a yóotu chambre de métier su ma juumul tey nag nga teew fi artisan yi waaye nag ku ne chambre de métier ni artisan ni jafe-jafe tey ñu bëggoon a xam tey ana yan jafe-jafe rek la artisan yi di jànkoonteel ci seen secteur bi. jafe-jafe yi bari na xam naa ne mu neesul lim yëpp xajul ci plateau bi waaye ku tudd secteur l'artisanat rek wax 1000 problèmes jafe-jafe yi am na suñu diggante ak état Sénégal jafe-jafe yi am na suñu diggante ak bànqaas yi nga xam ne moom la état bi dagg démembrement yi maanaam lu mel ne chambre de métier ak yeneen agents yi nga xam ne ñoom ñoo seq secteur l'artisanat jafe-jafe aussi am na ci suñu diggante ñun artisans yi loolu nag boo ko gisee premier responsable maa ngi jàpp ne artisan bi moom am na ci part de responsable mais état Sénégal aussi tamit am na ci responsable bu mag parce que ku wax artisan wax liggéeykat te liggéeykat moom vraiment xam-xamam la yore ak toog di ko def mais l'état moo war a promouvoir ay liggéeykatu réewam donc état Sénégal c'est une responsabilité ci secteur l'artisanat donc moo sooxandi parce que wax dëgg yàlla ndimbal ak appui bi nga xam ne war na ci secteur bi dañ ko bàyyi dañoo laisser secteur bi en rade. waaw dañoo laisser secteur bi en rade mais sànq sa biir wax ne nga ni problème majeur bi mooy yéen artisans yi te ku ni artisanat ni le secteur informel pratiquement yi artisans yi yëngu ci si mbiru artisanat yëpp ci secteur informel la ñu nekk mais nag est-ce que jotul tey ngeen structurer secteur bi ba mu nekk secteur boo xam ni même bu dee secteur bu formel sax mu nekk secteur boo xam ne tey bu ngeen toogee nii dañu bëgg nangam en masse. état bi bàyyi leen xel est-ce que nekkul tamit seen ni ngeen ñàkk wegee seen métier bi nga baal ma ci terme bi parce que bu ne artisanat rek ku nekk mën na ubbi place am bërëbam toog fenn di fa liggéey te doo xam ne ci secteur artisanat la bokk est-ce que tey jotul tey ngeen réorganiser waat secteur bi bu ko defee yéen gën a am crédit au niveau des autorités étatiques. waaw merci beaucoup comme li nga wax xam nga artisan nag li mu man mooy xam-xam bi nekk ci moom mu séddale ko ak ay. moroomam beneen bi ci njëkk bi ci des mooy wut paqus boo xam ne dina fa jéem a exploiter xam-xamam mais li ko war a promouvoir wax naa ko léegi du doon artisan bi ci boppam beneen bi wax nga ko léegi ci sa kàddu man bokk naa ci mot boobu bokk naa ci ñi koy xeex parce que bokkul ci sama vocabulaire te bokkul ci li ma gëm ci secteur l'artisanat muy informel secteur informel parce que cuune état weesuwut nga gis lu toll ne l'artisanat donc nga bëgg koo yóbbu ci secteur l'informel parce que man jàpp naa ne. informel boo déggee ma ne la ci secteur informel bi mooy les artisans ne sont pas organisés pour mën a jël seen secteur boobu jëm ko formaliser ba état bi accordé leen benn crédit boo xam ne tey bu ne soxla nañu nangam état bi mën leen jox nopp. donc dafa mel ni artisans yi daal dañu ku nekk da nga bay sawaaru bopp. maa ngi ciy ñëw. dama bëgg a njëkk a ñëw ci responsabilité état ba pare door a ñëw ci responsabilité artisan bi ci boppam. donc responsabilité état bi mooy li ma wax léegi xam nga informel du secteur parce que tey boo demee santé am na lu ñuy woowee médecin praticien yi ñooñu ci secteur santé la ñu bokk
mais dañoo informel parce que amuñu ak kenn agréé wu leen kenn reconnaître leen soo demee ci secteur yëpp am na lu ñuy woowee informel mooy ki nga xam ne amoo formalisation kon bu ñu jëlee secteur bu ñu jëlee l'artisanat bëgg ko def secteur l'informel loolu bokk na ci ñàkk xam pour man informel économie informelle moo am ak économie formelle responsabilité état nag mooy fexe ba lii muy woowee secteur informel ak di dagg ay ministère naan transformation du secteur informel fexe ba recenser ñi ëpp ci artisan wu réew mi fexe leen jàppale ci formalisation parce que am na mais li ci jot a formalisé wu ako su néew gisuñu ci seen bopp parce que artisan bi boo ne ko formalisé wul mu dem wuti carte professionnelle donc agréé woon na affilié woon na chambre de métier dem wuti NINEA ak registre de commerce pour entreprise am donc dem wuti quitus fiscal te du gis marché ba pare bëgg di fay impôt beneen bi ci des carte professionnelle bi nga xam ne moom la ko chambre de métier di jox amalu ko benn rendement carte boobu sécurisé wuñ ko donc day dem ba yow ci sa bopp da nga naan bàyyi sama atelier bi di daw ci ay kayit yoo xam ne kayit yooyu état reconnaître ko. mais loolu tam est-ce que du manque d'organisation. Manque d'organisation am na ci mais aussi tamit manque de considération wu état bi am na ci état bi il faut mu xam ne amul benn réew ci àdduna bu développé te jàppuñu seen secteur l'artisanat promouvoir ko appuyer ko ci yu bare bari parce que li tax ma lay wax loolu xam nga boo demee ci réew yi nga xam ne ay réew yu développé lañ da ngay gis ne ñi fa doon ay milliardaires wala ñi fa doon ay ëpp alal ñaare ci secteur l'artisanat la ñuy nekk ay boroomi métier lañ wala nga nekk baykat wala nga doon alal boobu ci say maam mais fii Sénégal rek ngay gis artisan boo xam ne day feebar am problème mu faju fii ngay gisee artisan boo xam ne day am weer day dee sax mu am problème mu fay loyer fi nga xam ne moo fi nekk te moom mi ngi jël ay nit di leen jàngal nekk formateur nekk chef d'entreprise doo gis subvention kenn doo gis benn ndimbal bu jóge ci état boo xam ne war na mën a tax nga ñoŋal sa liggéey donc banque yi fi nekk état boole ñoo ñoom boo fa demee di fa def ay prêt wala nga dem fa bëgg a jëflante ak ñoom pour développer wu boo xoolee taux d'intérêt bi day kawe ba daanaka yow bàyyi ko day gën nga dugg ci donc yooyu yëpp di ay jafe-jafe boo xam ne état moo waroon a jël en charge te pourtant ay milliards a ngi fi boo xoolee suñu direction de l'artisanat alal ju bari moo fay dugg te alal jooju fay dugg dafa war a dem ci dimbale artisan yi ñu ci formation dimbale artisan yi ci formalisation dimbale artisan yi ci ay bërëbu liggéeyukaay mais malheureusement ña fa nekk alal ji dañ koy saax-saaxee ak di ko pasare ak di ko dugal foo xam ne bokkul ak fi nga xam ne foofu la war a jóge beneen bi ci des loolu li koy firndeel ki fa nekk nii tey retraité na depuis 6 ans. muy Maguette Mbow. Non direction l'artisanat. direction de l'artisanat. ki nga xam ne moo fa nekk état teg ko fa nga xam ne dañu décréter mu nekk fa comme directeur retraité na boobaak léegi def na juróom benni at. te ba léegi mi ngi occupé poste bi. te ba léegi mi ngi occupé poste bi boole koog nag di ci def lu ko neex. doguma la sax ci loolu ma fàttali ba léegi yéen a ngi seen émission sunu gan tey ñu si jëlal Babacar Ngom di artisan di yëngatu ci wàllum ñaw di maître tailleur ci sa biir wax nga lu ci bëri loo xam ni war na mën a ñongal secteur bi mais dañu gis ni artisan yi comme ni nga ko waxee ki yor sa atelier am tous les papiers administratifs yoo xam ne am nga ko pour mën a formaliser sa métier donc su leen accordul benn crédit bi c'est parce que am ngeen kayit yooyu mais doxu leen jëm ci formalisation métier bi parce que tamit former ay jeunes après nga bàyyi leen noonu tamit en rade xamoo ci ñoom ci lu ñu nekk formé woo leen ci que métier bi am na rentabilité métier bi am na filière boo xam ne am na ministre de tutelle boo xam ni wala la mën a toppatoo est-ce que doomu tamit loolu tamit du problème formé xale bi après nga bàyyi ko ber ko rek bàyyi ko dootoo xamaat ci moom dara est-ce que tamit du doon problème parce que tamit problème bi dafay gën di continuer. problème bi yaatu na mi ngi commencé parce que formation vraiment professionnelle boo xam ni xale bi su génnee dina am accompagnement am suivi boo xam ne dina xam fu muy teg tànkam ba ëllëg mën a promouvoir le secteur de l'artisanat. merci ci question bi xam nga boo xoolee état dafa dagg lu ñuy wax chambre de métier def décret bi 1977 voté loi bi 92 ay texte nekk ci yoo xam ne moo ñu tënk suñu diggante ak l'état tey bu état boobu demaatee ba jël yi nga xam ne moom moo la chambre de métier waroon a porter pour promouvoir artisan bi muy formation bi nga wax léegi tey li ëpp ci ay formation mi ngi 3FPT mi ngi ONFP
beneen bi ci des li ëpp ci ay wàllu foire mu yóbbu ko ASIPEX yi mu yóbbu ko APDA. donc li nga xam ne moom mooy prérogative chambre de métier ak pouvoir yi mu am yëpp état nanguwaat ko jël ko jox ko ay agents donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo gën a sooxe secteur bi. te chambre de métier bi bu ñu ko xeeb, chambre de métier dafa nekk loo xam ne ñi ko yore bu ñu ko xamee ñi ñu ko yoral aussi xam li ñu leen yoral lan la, lu baree bari mën naa soppeeku ci secteur l'artisanat. parce que boo xoolee 6 compétences transférées yi ñu leen jox formation boobu ci la bokk. ñoom ñoo war di dem ci atelier yi di leen soññ ci formalisation. effectivement. donc di leen wax aussi tamit lan la code bi wax, lan la texte yi wax, parce que boo xoolee code communautaire bu UEMOA donc wax na ne bépp atelier boo xam ne atelier artisanat la nga ubbi ko may nañ la 6 mois soo ko déclaré wut chambre de métier dafa war a ñëw mu tëj ko. loolu mu ngi ci code bi. wax na aussi ni bépp chef d'atelier boo xam ne fekk nañ la sa atelier te amoo carte professionnelle bi donc dañ la war a régulariser wala ñu teg la ay daan wala ñu wax la nga dem wuti carte bi. yooyu yëpp mi ngi ci code bi, code UEMOA bi prévoir ko. mais bu fekkee am nañ équipe boo xam ne moo nekk chambre de métier, assemblée boo xam ne moom la ñu fal, parce que nag état xaw na maandu foofu, ndax bu ko neexoon mu décréter ne maay fal diw maay fal président chambre de métier, mais daf ko bàyyee ak artisan yi di tànn ci seen biir kan la ñu wóolu pour mu dem toogal leen ci chambre de métier boobu. mais bu fekkee ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection yi, muy wax naa ko direction de l'artisanat ak chambre de métier, ña fa nekk jubuñu. fichier bii ñu war a demee élection rek wax nañ leen ko, waxati leen ko, nekkul fichier bu fiable boo xam ne buñ ci demee élection dina nekk élection yu transparence. fichier boobu sax dinañ ci ñëwaat, mais dañuy des di tuuti rek ci li nga wax, parce que dafa am solo ci maanaam jéem a formaliser yenn ateliers yi. parce que Sénégal da ngay gis ku jékki-jékki rek ubbi atelier am yor ay élèves am di leen jàngal, amaana li nga xam ni moom la charte yi wax sax xamu ko. donc loolu tamit problème la, parce que tamit nekk ci secteur boo xam ni xamuloo maanaam li nga xam ne moom moo suuxat secteur bi, li nga xam ne secteur bi lii la may ak lim la xañ, soo ko xamul tamit yaa problème. te yaakaar naa souligné nga ko léegi. tey ñu bëggoon a xam tey ana ban taxawaay tey ngeen ci war a taxaw ba nga xam ni ñi nga xam ne ñoo bokk le secteur de l'artisanat xam seen taxawaay bi nga xam ne war nañu ko mën a taxaw pour gën a jëmmal seen secteur bi nga xam ci la ñu nekk. ana tey ban taxawaay la ci artisan yi war a taxaw. merci, damay dem directement rek ci coalition bi nga wax muy ànd soppi chambre de métier te yàlla def ma koy mandaté nekk seen diggante ak gouvernance ci élection yi. chambre kii boobu coalition boobu dafa wax ci li nga wax léegi nii muy wàllu li nga xam ne moom mooy fexe ba chambre de métier am compétence yi nga xam ne surtout équipe bi nga xam ne ñoo fa war a nekk dinañ doxal chambre bi te jafe-jafe du am. donc loolu nag li ci jiitu ñun dañoo def 3 points yoo xam ne suñu programme dañ ko tënk ci ñetti points yoo xam ne gëm nañ ne suñu ñu joxoon chambre bi dinañ ko appliquer. bi ci jiitu mooy innovation, fexe ba lépp loo xam ne méngoo na ak jamono, méngoo na aussi tamit ak artisan, méngoo na aussi ak chambre de métier comme en tant que institution. donc ñu fexe koo amal, parce que boo xoolee tey ci 2022 bi ñëpp ñi ngi yor smartphone. alors que tey boo ma tàppeeloon fii ci sa téléphone chambre de métier de Dakar du la jox benn information. donc ñun ci suñu programme ñun ci suñu programme dañu bëgg a digitaliser li nga xam ne moom mooy le secteur de l'artisanat. nga xam ne fi ngay toog mën nga xam ban jour le président chambre de métier di recevoir ñi nga xam ne ñoom ñooy commission art wala service wala production, kañ le président woote pour def ay assises suñu diggante ak organisation professionnelle yi. donc carte professionnelle bi nga xam ne moom mooy àq ak yelleefu artisan bi, donc soo ko bëggee am jërul ngay laaj kenn information da ngay tàppe. donc yooyu ay mbir la yoo xam ne dafa bokk ci innovation méngoo ak jamono, bañ ko boole ci suñu programme muy innovation. beneen point bi mooy transparence. donc lépp loo xam ne mi ngi dox ci àdduna rek te amul transparence donc du dem. dañu fexe ba lépp loo xam ne mooy doxalinu chambre de métier surtout session bi, parce que alal yu bari moo fay dugg, ñu fexe ba mu am transparence. beneen 3e point bi mooy équité bu ñu ko waxee mooy ñëpp yem ci. xam nga chambre bi région wu Dakar yëpp la concerné. région Dakar dafa nekk 5 tey département. donc 5 départements yooyu
ak seen i antennes yi nga xam ne ñoom ñooy antenne départementale yi tey ku ci nekk ci département boo mën a nekk rek ak loo soxla ci chambre de métier war nga mën a dem am ko te du indi benn jafe-jafe war nga mën a dem aussi tamit am information bi te du am benn jafe-jafe donc loolu mooy 3 piliers yi nga xam ne ñun tënk nañ ko fexe cee liggéey nag ak li nga xam ne moom mooy section production te mu ëmb ay métiers yu bari ak section art ëmb aussi ay métiers yu bari ak section bii di service ëmb ay métiers yu bari donc loolu la suñu coalition di liggéey di ñaan rek artisans yi jox ñu bopp jàppale ñu ba voteel ñu le 27 mars bi nga xam ne moom moo di ñëw moom mooy ñëw donc balaa loolu tamit ñun ba ñu dem élection ragaluñu élection mais soo gisee ñu ne nañu pousse élection yi wax naa ko léegi sama njëlbeenu wax xam nga FUSE bi buñ ci demee élection dana nekk élection yi gën a catastrophe ci histoire Sénégal parce que bu fekkee dañu war a dem ay élection ñu war a defar ay liste candidature yow nga nekk président sortant te liste bi laaj ma production service ak art te ku ci nekk aussi war a am compagnon yow nga jël say nit defal leen compagnon ñeneen candidat yi déclarer ay compagnon nga bloqué seeni carte nangu woo ko génne donc ñooñu kon yow wax nga ne benn liste wala ñaari liste rek moo mën a am ci élection yi donc loolu aussi xañ ak yelleef la ci artisans yi ñi ngi tamit interpeller président de la république ñun ragaluñu dem élection. donc kon may interpeller président de la république mi nga xam ne moom moo jiite mooy président tous les sénégalais moom rek moom yilif artisans yi yilif ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi mu woote ndaje boo xam ne dinañ ko wax lan moo tax ñu bëgg ñu pousse élection yi parce que am nañu ay arguments yoo xam ne arguments yu solide la arguments yu leer la li tax ñu bëgg ñu pousse élection yi am na ñu baree bari fi may wax ak yow rek sama téléphone mën naa la ciy jox benn base de données plus de 200 et quelques artisans yoo xam ne seen carte mi ngi nekk en validité te nekkuñu ci liste bi ñu demee xool ci liste bi ñu affiché seen tour nekku ci te carte boobu chambre de métier moo leen ko jox ñu fay ñaari junni président bi signé ko kooku am àq ak yelleef pour dem voter ji nga bëgg koo xañ loolu kooku am àq ak yelleef pour nekk ci liste kooku am àq ak yelleef pour nekk candidat nga bëgg ko xañ loolu. donc su ma déggee sa biir wax dafa am ay blocage de situé ci ay niveau yu bëri tey ki ngay wax léegi muy monsieur Diakhaté mi nga xam ne mooy nekk directeur d' artisanat nee nga njottu nga ni blocage bi ci moom la nekk ak le ministre de tutelle mooy le ministre de l' artisanat mais est ce que le président de la chambre de métier tey def na ci liggéey boo xam ni mi ngi jàppale ñi nga xam ne tey ñoom moo leen boot parce que quoi qu'on puisse dire le président de la chambre de métier tey moo war a nekk seen ginnaaw di leen dooleel est-ce que tey mi ngi ci liggéey boo xam ne ñi nga xam ne tey seen carte nekk na en cours de validité te nekk ñu ci liste bi yeneen ci dossier di ci liggéey pour ñoom tamit ñu régulier. waaw boo xoolee liste bi ñu ngi ko avisé le 20 ba ñu ngi war a clôturer tey jii ñuy wax ak yow muy le 25 février bii képp ko deful sa réclamation ba tey ci ñoom li ñu wax donc dootoo mën a nekk ci liste bi. def nañ li ñu man fexe nañ ba sensibiliser conscientiser suñu artisans yu bari def ay recensement ñi nga xam ne nekkuñu ci liste bi ñu yóbbu leen gouvernance donc wax leen naka la ñuy defee réclamation ñu dem déposer li ñu man mais loolu doyul parce que boo xoolee ci presque 29000 et quelques yoo xam ne ñi ngi ci répertoire chambre de métier te ñi seen carte nekk en validité génnul 3000 artisans 3000 artisans yooyu ñoo war a voté donc loolu dafa nekk loo xam ne xel nangu ko est-ce que yow demoo nga génnee rek sa 300 personnes yoo xam ne ñoom nga renouveler donc pour ñoom ñu mën a dem élection ñeneen ñi nga xam ne ay artisans lañ seen carte nekk ñu waroon ko renouveler pour ñu mën a voté wala mu nekk en cours de validité te ba pare nekkul ci liste bi nga bëgg leen xañ ak seen àq ak seen yelleef donc loolu nekk na loo xam ne. kon nekkul des votes perdus d'avance. su ma déggee ni nga xam ni que am na ñi nga xam ne ñoo waroon a voté pour jéem a ñoŋalaat secteur bi nekkuñu ci fichier bi nga xam ne ñoom ñoo ci war a voté donc ñoom waruñu voté ñi nga ñott ñoo ci nekk tamit buñ voté mën na yaakaar ni ñi fi nekkoon ñoo fi nekkaat. ma dooleel la ci sax bari na ci ñoo xam ne duñu ay artisan li gën a yéeme dañoo dem war a voté ci place artisan yooyu loolu mooy li ci gën a yéeme ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay artisan am métier mi donc waroon na décider ci seen place nga jël place boobu jox ko ay yeneen i nit tey mën naa la wax ay commerçant yu amul benn métier yoo xam ne dañ leen a defal carte professionnelle de métier
alors que ñooñu carte commerçant la ñu waroon am carte professionnelle de métier ki am métier moo ko war a am benn nga bàyyi ñi nga xam ne ñoo am métier war ko am amuñu ko ñii déposé seen carte ay at mënuñu ko jot di ci daw ñii ay weer mënuñu ci daw ñu dégg ñu ne yaa ngi jox ay nit may ay nit carte boo xam ne 10 000 francs la nit ki war a fay am ko yow nga dem recenser ay femmes def leen ay transformateurs créer say artisans fictifs donc renouveler leen defal leen ay carte ñeneen ñi nga xam ne jàpp nga ne nag ñooñu artisans yi ñoom bu ñu amoon carte bu nekk en validité boo moytuwul mën ngaa ñàkk élection yi ñooñu nga jël leen génnee leen ci fichier bi ñii nga téye seen carte renouvelé woo ko muy lu ñaaw loo xam ne suñu soñoon président de la république jot ci ba mën cee jël ay mesures. waaw malgré difficulté yi nga xam ne yéen a ngi koy jàngoo ci seen secteur bi tey est-ce que pare ngeen pour dem ay élection waaw xam nga gouvernement bi nag ñoom la fi yàlla teg ba 2024 ñoo fi nekk donc ñoom ñoo décrété chambre de métier démembrement gouvernement la ñoom ci seen bopp bu ñu taxawee ne par force élection day am élection mën naa am mais du doon élection yu démocratie du doon élection yoo xam ne élection yu jaar yoon lay doon moo tax ñu leen di ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi surtout le chef de gouvernement du président Macky Sall mu waxtaan ak ay ñooñam yi nga xam ne moom moo leen délégué seen signature ku ci mel ne ministre tutelle bi muy Pape Amadou Ndiaye ak ki nga xam ne mooy direction de l'artisanat nga xam ne ci décret wu président de la république la nekkee foofu mu woo leen wax ak ñoom que li ëpp ci artisan yi rafetlu wun fichier bi te fichier bi ñoom ñun ay preuve la ñu am ci fichier bi mënul dem élection du fichier bu baax te bu ñu woowee ñu indi leen preuve yooyu tegal leen ko ci table donc kon ñi ngi interpellé président boobu muy Macky Sall mu waxtaan ak ay nitam parce que su forcé élection yi nag dina gis da nga dégg jàngalekat yaa ngi grève yaa ngi dégg enseignant yaa ngi grève secteur yu bari yaa ngi dégg mais déggagóol liggéeykat yi te lii bu ko bàyyee mu jóg insha allahu rabbi liggéeykat yi muy artisan yi dinañ jóg jàmmaarloog état wu Sénégal lu raw sanction bi nga xam ne gi am na ci élection yi ñu génn lu ko raw artisan yi dinañ ko def ak gouvernement wu Sénégal loolu moom maa la ko wax kon ñu ngi ñaan président de la république mu arrière ci décision bi nga xam ne ay nitam jël nañ ko ne forcé rek le 27 dinañ dem élection. waaw bu nekkoon Babacar Ngom di maître tailleur di yëngu ci wàllu artisanat ma fàttali ni Babacar Ngom tamit moo nekk le mandataire de la coalition soppi chambre de métier nekk tamit le président de CAP boo ko dégg mooy le cercle des artisans professionnels de Guédiawaye moo nekkoon suñu gan fii ci seen émission suñu gan waaw ñu bàyyi ko rek mu tàggatoo ko suñu mbokk internet yi xam naa nag li duuf ci nag bi yëpp xajul ci ni parce que y a tellement de difficultés y a tellement de problèmes ci secteur artisanal bi ba tax na deen ko amaat ci beneen émission mu gën a yaatalaat mbir yi parce que li mu wax ni léegi ci élection yi yaakaar naa y a problème donc ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ba beneen yoon nga ñëwaat ci yeneen aspect yoo xam ni bëggoon ñu ko développer te temps bi mayu ñu ko. waaw merci beaucoup xanaa di leen gërëm yéen waa sunu TV 221 ci liggéey bu am solo bi ngeen di def vraiment lii rafetlu nañ ko parce que dina tax information bi ñu soxla artisans yi xam ko di àgg ci ñoom ba ci ñi ci gën a suufee ñu ngi rafetlu seen liggéey ñu ngi leen di suivre bu baax a baax donc di leen gërëm ci invitation yi di wax artisans yi di lancer benn message artisans yi nañu yeewu ndax ci jamono boobu la ñu toll. donc amul benn réew boo xam ne mën naa développer te liggéeykat ya nekk ci réew mu développé wuñ ko fii Sénégal nag yàlla dogal na ne ñun artisans yi ñooy liggéeykat yi ñooy majorité bi bu fekkente ne état bi daf ñu laisser en rade ñun nañu am suñu fulla ak suñu fayda ànd bokk ndey bokk baay parce que ànd doon benn kese moo ñu mën a may li nga xam ne moom la ñuy bëgg di ñaanal ñëpp di leen gërëmaat bu baax a baax ci invitation bi di leen jox ndaje rek xam naa beneen yoon dinañ fi ñëwaat gën a leeral parce que comme ni nga ko waxee di duuf ci nag yëpp xajul ci cin bi. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf mu nekkoon Babacar Ngom xanaa di leen jox dig daje rek beneen yoon ak beneen invité ak ci seen émission sunu gan di kontaan bu baax ci dal bi nga xam ne dal nañ ko Babacar Ngom jël fàttali ni que ñi ngi fi ak yéen ngi fi ak ñun di fàttali ni bu leen fàttali di abonné
di suivre suñu actualité te bu ngeen abonné tamit da leen bës cloche de notification bi su ko defee lépp loo xam ne dugal nañ ko ci chaîne bi rek ngeen mën ko jot en temps réel. ki nekkoon ci réalisation bi di suñu xarit Abdou Khadre Seck ki nekkoon ci régie bi di Doro Diagne ki nekk ci micro bi di seen xarit Mbaye Babacar di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf.